sunu gan Serigne Abdou Sy di doom ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum sëñ bi ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum Babacar. ñu ànd ci waxtaan beeg El Hadj Ndiogou Diène waxtaan bi nag li ko sabab mooy Moustapha Sy di mag ci yow ak déclaration bu mujjee def ca tund woowu ñu naan kër jëmm nga xam ne dafay faral di woote am na kàddu yoo xam ni yëkkati na ko rawatina jëmale ci seen waajur Pape Malick Sy di rakk ci seen baay di Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum rakkam Pape Malick Sy kon le Moustapha Sy di mag ci yow yëkkatee ay kàddu ci kër jëmb googa mënees na koo déglu aslëf sax laata ñuy yeggale waxtaan bi bisimilah. bu ko defee kenn ku ne tel ku ne jël fii fa ñu wax ma nii ma xaw ma lan ku ñu wax xaw ma Gaston xaw ma non tontuwuma ko man turam ci gémmiñu Serigne Cheikh laa ko déggee moom Gaston dama am rendez-vous ak góor gi ma ñëw di ko seet si fekk ko kanam gi xaw a triste ma ne ko góor gi lan la woon dama gis da nga mel ni da nga triste mu ne ma xanaa Pape Malick bu ma sañoon mu xam boppam ma ne ko ci len ba lu xew ba jàmm mu ne ma dama gis benn photo bu mu ànd ak tëggukatu làmb ñu jël photo bi def ko ci journal te bu ma sañoon moo xam boppam ba xam ñu mu war a àndal ma ne ko tëggkatu làmb ban mu ne ma ku ñuy wax Gaston xaw ba firdo yi ñoo daan def bu gerte ñoree ba ñu fay leen ba noppi ñu tëgg lamb mbapat maag ñoom Xalifa Mbay ñii ñuy dem di seetaani mbapat yi fa la yem waaw. mi ngi noonu kàddu yaa ngi noonu yu Moustapha Sy sa mag dafa am loo xam ne daal da ngeen ko ci métit lu ngeen ni yéen ci biir njaboot gi ci li mu tudd seen magi seen rakki papa di Pape Malick Sy. waaw salaamaaleykum Babacar. maaleykum salaam. sëñ Moustapha suñu frère la suñu xarit la te moom xam na ne. man ci sama wàll ak suñu wàll ñëpp ñi jur Serigne Cheikh jur ñi sant si ak ñi santul si yëpp li ñu yéene suñu bopp la ñu ko yéene waaye nag moom du suñu kilifa du suñu sëriñ ndax baayam la ñu yaakaar ko àdduna yaakaar ko àllaaxira gannaaw yàlla ak yonent bi te toujours papam dafa daan wax ne kilifa yi dañu war a wattu di def trafic d'influence parce que njaboot moom bañ na ko ba ci daayiratul Moustarchidine responsable moral lañ ko tudde te bu dee dafa nekk responsable moral éthique dafay nekk ci centre li ngay jàngale yëpp parce que boo dajalee ay kilifa surtout nga dajal ay xale da nga leen war a yee ci nu ñuy def ba defar seen jikko te dafa am benn mbokku taalibe bu jël contact ak man bërki démb di mettit lu loolu ndax samedi moom bi muy def sortie waxtaanu kër jëmb sëñ Cheikh moo ko daan def daaw sëñ Habib rakkam moo ko def ren moom mu def du lu bees mbokku taalibi bi ne ma di ma ko wax boobu ñun tàlluñu ko parce que boobu maa ngi ak sam Pape Malick ñi ngi denc benn mbokku taalibe benn compagnon góor gi Sidi Alpha Ba yàlla jiital leer ci bàmmeelam mu wax ma ne ma est-ce que dégg nga déclaration bi sëñ Moustapha def ci kër jëmb tudd ci sa Pape Malick ma ne ko mais sëñ Moustapha dégg naa ko mais attaqué wul sa Pape Malick baayam la attaqué sëñ Cheikh parce que nit bu fekkee ne da nga ñëw ku mel ni sëñ Cheikh def ci gémmiñam loo xam ni nekkul boo fogee ne sëñ Pape Malick nga attaqué da ngay nax sa bopp
sëñ Cheikh la attaqué donc automatiquement suñu responsabilité la ñun ñu remettre les pendules à l'heure ndax sëñ Cheikh mi ngi ci biir bàmmeel te lu ne defal nañu waxuma ci wàllu àdduna mais nit bu fekkee ne dama ko yee ci yàlla yee ko ci yonent bi yee ko ci jikko wax dëgg si yàlla lii sama mbokku tukulóor yi wax sëñ Cheikh ngàcce ngaalaama amul dara lum ñu desal tey sëñ Moustapha moom moo ci jiitu amul dara lu ko sëñ Cheikh defalul moo ne li mu wax te ngeen koy méttitlu nee na sëñ Cheikh ko wax dafa ne mais loolu amul te li may wax nii lu tax amul dinaa la wax benn précision li gën a lu ma sax mais il faut que ñu arrêter nee naa la kilifa yi foog ñu arrêter di def trafic d'influence parce que sëñ Cheikh Babacar boo ñëwee këram fekk muy xaar gan ba solu ba defar cuuraayam wallahi doo xam ndax président de la république lay recevoir wala yalwaankat mi ci mbedd mi parce que ñoom ñaar la yamane parce que sëñ Moustapha xamul sëñ Cheikh daf koy tudd noonu mais xamu ko mais ñun ñi ko xam ci biir ak ci biti xam nañ ne sëñ Cheikh xàmmeewul kuy tëgga làmb ak kuy jaay gerte ak ministre ak buur benn la leen yamale donc xàmmeewul loolu te dafa am benn anecdote boo xam ne il faut ma wax ko bugguma ko woon wax mais il faut ma wax ko sëñ Pape Malick dafa am famille ay famille am yàlla moo dogal ay jigéen rek la jur ni sëñ Moustapha amee famille noonu la sëñ Pape Malick amee famille te du tey du samedi la njëkk a wax lu ko neex teg ko ci daram loolu kenn du ko def maanaam yàgg naa tudd sëñ Pape Malick Sy ci ay yëkkati kàddoom man ma déglu ci ñeent fukki fanu génn àdduna sëñ Cheikh mu wax benn baat boo xam ne boobu ci dëj la ñu nekk dama ne mais sëñ Pape Malick sëñ Cheikh moo wax ci public ne Serigne Babacar Sy nga xam ni Moustarchidine yépp moo leen moom ci kattanu yàlla mooy seen guide mu ne Serigne Babacar Sy sëñ Pape Malick moom la gënoon a fonk ci kaw suuf ci ay doomam non ci àdduna la wax ndax daf ko tuddee ki mu gën a fonk ci kaw suuf muy Seydi El Hadji Malick mu ne sëñ Pape Malick nañ ma ko fi bàyyil ndax symbole la te sëñ Pape Malick duñu ko faye parce que dañu ko gis muy ànd ak góor gi jàppee ko comme doomam te musul wàcc kàddu góor gi te sëñ Moustapha dafa gaaw a fàtte mais sëñ Pape Malick ci baayam yi moom rek moo mës a tëdd kaso pour défendre cause am moom fàtte na ko sëñ Pape Malick ba mu demee kaso ci jamonoy opposition di ñoom ngi ànd ak Ablaye Wade Moustapha Sy moo taxoon mu dugg kaso mais dafa défendre cause am il était à ses côtés nekk ci cellule ak président Ablaye Wade keroog bi mu dëkkee ci Sicap Baobab ñun gën a nekk ndaw gendarme yi police yi di ñëw di couper courant Sicap Baobab yépp di dajji buntu këram ñëw ak ay gànnaay fekk jigéen ñi nekk ci biir sangu jigéen yi nekk ci biir kër gi di ko jël di ko yóbbu kaso boobu mi ngi mel ni dem mais boobu moom mi ngi woon ci prison bi sëñ Moustapha mais ñun fekk mais lan moo waral taxawaay boobu lu waral taxawaayam boobu muy taxaw jëm ci Pape Malick pour yow ba njàngat nga ci am lan moo indi lu ni mel kooku danga ko koy laaj parce que loolu man nekkuma ci boppu sëñ Moustapha li ma xam ba xam ko daal mooy dafa am loo xam ni il faut que mu dàkk te li problème bi mu posé du problème mu sëñ Pape Malick problème mu sëñ Cheikh la te dinaa ko wax tey sëñ Cheikh dafa def gàmmum bu mujj en 2011 gàmmu bi mu ko defee ca course ba sëñ Moustapha mooy am aada
bu sëñ bi gàmmoo ba noppi ci suba sa mu tekki li sëñ bi wax mais sëñ Cheikh ku déglu gàmmu 2011 am xam ne day doon tàggu parce que li mu fa wax ku ko déglu xam ne kii dootul ñëw gàmmu si mais ba déwén ba jotee 2012 en février 2012 bu ma juumul c'était le 4 wala le 3 février. sëñ Pape Malick moo def gàmmu googu 2012. ca ko suba 2012 Serigne Cheikh recevoir Serigne Moustapha ak sëñ Pape Malick ne leen yaramam mayu ko mu damati di def gàmmu ndax toogaay yu gudd yi mu may sëñ Moustapha ak sëñ Pape Malick ñu dem def gàmmu gi keroog effectivement Serigne Cheikh sëñ Pape Malick moo def gàmmu gi ak sëñ Moustapha le lendemain bi ma ñëwee fekk sëñ Cheikh ma gis kanamam ñagas ma ne ko góor gi lan la mu ne ma dafa am lu ma dégg lu xew ca gàmmu ga loo xam ni ci gémmiñu sëñ Moustapha la jóge mu wax ko ci sëñ Pape Malick mais loolu ni mu waxee du noonu 2 ou 3 jours après sëñ Moustapha ñëwaat sëñ Cheikh recevoir ko li may wax waxu biir kër la sax mais il faut ñu wax ko parce que kilifa yi il faut ñuy wax dëgg nit ci te sëñ Cheikh nekku fi ñun duñu seetaan kenn di teg ci def ci gémmiñam loo xam ni nekkul wala ay fabrication la bi sëñ Moustapha ñëwaatee li ma lay wax février 2012 la keroog bi ko sëñ Cheikh recevoir def fa plus de 5 minutes ou 10 minutes mu génnaat ci saa si du ma wax li ñu waxante. est-ce que du boobu la ko gëj a gis for nañ ci wàllu ne mi ngi ko gisaat keroog bi ñuy dugal sëñ Cheikh ci biir paxu bàmmeelam. toog na juróomi at gisul sëñ Cheikh moom sëñ Moustapha Sy. 2012 la gëj a gis sëñ Cheikh. ci février 2012 boobu ay élection am. ñu ñëw wax ñu ne ñu que ci waa cadre Moustarchidine yi dañuy jot ay bruit ak ci cadre parce que sëñ Cheikh dafa am njaboot yu dul Moustarchid dañu ne sëriñ bi nee na nañu votel Ablaye Wade man maa dem ci sëriñ bi laaj ko ne ko góor gi est-ce que dégg nga ñu ne que yow yaa wax ne dañuy joxe ay instructions pour ñu voter Ablaye mu ne ma déedéet yëguma ko keroog man maa génn ci rajo ak sëñ Habib sam frère pour démentir loolu bi ma ko defee automatiquement dama contacter secrétaire particulier wu sëñ Moustapha ñu koy wax Badara Fall bi ma koy contacter ay témoins ñi ngi taxaw ma ne ko waxal sëñ Moustapha ne que dama bëgg a échanger ak moom te bi may bugg a échanger ak moom dama ci buggoon am loo xam ni lu ma dox la rek lu rafet parce que sëñ Cheikh xam naa ni muy réagir mooy xamul doom xamul soxna xamul leneen moom xama lan la xam yàlla yonent bi ak sëñ Babacar Si faalewul leneen respecté na ñëpp nag mais xam nañ ne Tiwaawan jamono ji li ñuy wax mooy unité mbooloo bi yëpp njaboot gi yëpp daal di nekk benn njabootu si bi yëpp nekk benn booloo tey jii lu mel nii buñ ko déggee est-ce que loolu dina gàllankoor booloo bi nga xam ne moom lañ bëgg ci njaboot gi parce que dafa mel ni ay féewaloo jibranta mais booloo nee nañu wax seet bul xool ki réagir xoolal ki agir parce que wax bi mu wax te wax bi jiitalu ci rek sëñ Pape Malick ki mu ci njëkk a jiital mooy sëñ Abdou yal na yàlla lokk leeram sëñ Abdou la njëkk a jiital parce que sëñ Abdou la njëkk a def Abdoul Aziz Sy Al Amine moom la wax ne moom moo ko wax lii te ci ñu seede ne toog nañu 3 mois sëñ Abdou ñu war a def réunion de famille sëñ Abdou di ko woolu moom ñëwul donc mu wax ne sëñ Abdou te yow xam nga tempérament Sampa Abdou bu nekkoon ci kaw suuf wax jël na micro ba démentir ko moom du ci xaar kenn mais sëñ li ma wax mooy que li mu génnee ci baatu ne gémmiñu sëñ Cheikh la génn mais amul
te kilifa yi dama wax ne dañu war a éviter di def parce que di def trafic d'influence parce que unité Tiwaawan du dara lu dul jàngale yàlla ak jàngale li mission sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi benn yëf lañ koy doye mooy mu defaral ñu suñu jikko looloo tax yàlla indi ko fi te dama lay wax ne que wolof moo ne bët bu rusul toj te tooñ baaxul ma fàttali ne sunu gan mooy sëñ Abdou Sy di doom ci sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di rakk ci sëñ Moustapha Sy mi nga xam ni daa yëkkati kàddu jëmale ci seen baay Pape Malick Sy moom ngeen ni naqarlu waaye lii ñu dégg yëpp finalement bu ñu déggee te ni sëñ Cheikh moom a wax xëy na faaw ñu def ci taxaw seetlu kon. non li ma waxati mooy que ñun ñëpp dañu taxaw pour benn yëf mooy que man duma sëriñ. man Abdou Sy laa tudd du ma sëriñ benn ambition laa am ci àdduna mooy nekk taalibe sëñ Cheikh Ahmed Tidiane du ma sëriñ parce que damay liggéey te booy liggéey yàlla di la teg coono man gëwuma gëm naa Babacar wilaya gëm naa itam àlluwa mais gëwuma ab cëriñ damay dem di liggéey di daan sama doole man suñu baay daf ñu yar ci bu leen yaakaar addiya nit ndax moom àddunaam yëpp dafa jël alalam jox ko ay néew gi doole mais xaarul addiya nit parce que booy xaar addiya nit dañuy tax nga leen di wax lu neex ñu man dem te booy liggéey yàlla di la teg ay nattu di la teg fitna di nga xam ni que doo am na loo xam ni doo ko tal di ko inventé donc li may wax lu leer la mooy que il faut que affaire bi arrêté mooy sëñ Cheikh mi ngi ci biir bàmmeel sëñ Abdou mi ngi ci biir bàmmeel ñun li ñu xam mooy que désormais bu fekkee ne que dañu génneewaat ay wax yoo xam ne ay fabrication la wala yu demee on va y répondre ndax sëñ Cheikh balaa muy génn lu ne wax nañu ko te lu ne bàyyil nañu ko itam. ci kàttanu yàlla. li la gën a tax a jóg nag mooy sëñ Pape Malick Sy mi ngeen jàpp ni Moustapha Sy da ko attaqué da ngeen koy défendre ndax li ko yàlla séddee njaboot ju jigéen amul doom ju góor. dogguma la waxuma ne problème bi du problème mu sëñ Pape Malick nee naa la problème mu sëñ Cheikh la. parce que sëñ Pape Malick moom ci suñu frère yi la bokk. parce que sëñ Cheikh mooy problème bi donc sëñ Cheikh moom moo ñu wax ne sëñ Pape Malick lu tax ñu fonk ko parce que dañu nee naa la dañu mësul gis mu wàcce kàddu sëñ Cheikh bi ñu ko xamee ba léegi parce que bu ñu ko xamoon duñu ko wóolu mais problème bi Serigne Cheikh ci boppam la te Serigne Cheikh du ñu nangu kenn di ko foye du ñu nangu mu dugg ak lim ñu defal yëpp. ba ci Moustapha Sy seen grand frère. mais li sëñ Moustapha wax bërki démb bu ko keneen ku newul woon ci famille bi wax billahi dinañu xareek moom te amul dara luñ ciy ragal bu ko keneen ku dul woon moom wax loolu rek wallahi dinañu xareek moom léegi nag ku nekk mooy seen man nee naa la man duma sëriñ donc bu dee am na kenn ko xam te loo wax ci àdduna nit ñi xam nañ la 10 fois pire jërëjëf sëñ Abdou Sy bu sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di rakk ci sëñ Moustapha Sy Moustarchidine ñu ngi lay gërëm yéen doog jàmm sëñ Sy barakallah